bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatihi al-faa'izina ar-raabihiina amma ba'du qaala samaahatul imaam Salaahuddin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi as-saani min kitaabihi al-kunuuz al-ashara wa fii fasli hayaatil kawni wa baqiya al-insaanu mutawassitul haali fi hayratihi bayna tashbiihin wa tanziih ila axiri kon suñu jotaay bi weesu ñu ngi woon ba tey wala jotaay yi ñu ngi woon ci xayaatul kawni maanaam mooy ne adduna bi dund gi nga xamante ne moom la nekk di dund ci suñu jotaay bi weesu nag daanaka wax ji da doon wërwërloo ci wàllu tashbih ak tanzih muy ñaari wàllu yooyu nga xamante ne daiman ñoom ñooy li nga xam ne ñooy tax nit ñi di xam buur yàlla borom subhaanahu wa ta'ala li nga xamante ne moom mooy tanzih te moom mooy setal gi ñuy setal borom subhaanahu wa ta'ala ak dindil gi nga xamante ne moom lañ koy dindil mooy révérence biñ koy jox maanaam ci dindil ko wàññi maanaam lépp loo xamante ne ak xeetuk wàññeeku la ak xeetuk matadi la xattaa ba xeetuk loo xamante ne sax mat la ci xelu doomu aadama yi sax loolu day mujj nekk ak wàññeeku ci borom subhaanahu wa ta'ala ak matadi lay doon kon bu boobaa du yelloo ci moom loolu nga xamante ne ay mbir la yoo xamante ne xam nañ ni ci xel ne borom subhaanahu wa ta'ala mënuñu ko askanale yu mel noonu loolu mu am beneen wàll gi nga xamante ne moo tax loolu noonu xel kon moom mu indi genn wàll googu muy genn wàll googu ci xam yàlla moom ci xam borom subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax mu am beneen wàll nag boo xamante ne sharia moo ko indi maanaam ci alquran ak sunna lañ ko xamee mooy tashbih mooy borom subhaanahu wa ta'ala melo yi muy jox boppam di ko melale boppam te melo yooyu noonu soo ko xoolee cim xel kese doo ko saxal su ko defee xel day daal di ëlëmu day daal di jommi ci mbir moomu léegi nag mu am mais xayaal dina ko saxal maanaam xayaal mooy gisoon nañ ko muy monde imaginal bi maanaam nit ki ci comme si ci fiction lay ne loolu dina saxal loola léegi nag muy xeetu janeer léegi li nga xamante ne moom mooy lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu tashbih googu nag xel moom mooy jommi ci mbir mi maanaam moom mooy ëlëmu mais loolu xayaal moom day ëlëmu moom tamit ci tanzih bi kon moo tax alquran daal di indi ñaari wàll yëpp comme ni mu ko waxee ci aaya bi nekk suratul muy fukkeelu aaya bi benn ci suratul shura mooy laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir di wax ne borom subhaanahu wa ta'ala amul loo xamante ne lu ko nuru la wala lu ko jege la bu naroon a am lu ko nuru sax loola amul lu ko nuru ci benn anam ci anam yi anam gi mu gën a mata maanaam du ci nekk-nekkam du ci ay turam du ci ay melam moom borom subhaanahu wa ta'ala waaye gannaaw ba mu dàqee loolu yëpp tamit dafa saxal li nga xam ne moom mooy meloy borom subhaanahu wa ta'ala melale ko ak dégg melale ko ak gis ne moom yàlla moom mooy gis lépp mooy dégg lépp ci suñu jotaay bi weesu tamit waxoon nañ ci wàllu dégg-dégg borom subhaanahu wa ta'ala ak gis-gisam te ñu xam ne ñun ak moom tur rek lañ ko bokk te borom subhaanahu wa ta'ala dafa def tanazzul mooy dafa wàccaat ci waxin ci niveau ba nga xamante ne ci waxin ñu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax maanaam ñu mën ko comprendre
ndax comme niñ ko gisee melo yi ni muy nekkee ci ñun ak ni muy nekkee ci borom subhaanahu wa ta'ala am na xeetu wuute bu jéggi dayo ci gépp xeetu wuute maanaam dañoo wuute ci gépp anam comme ni nga xamante ne waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu wallahi alhamdulillah kon gisoon nañ tamit ne kon moom subhaanahu wa ta'ala moom mooy ki wéetoo càppaaculi ci mat ginnaaw bi nga xamante ne ci ay nekk-nekkam ci ak turam yeeg meloom yi ñëpp a jommi ñëpp a téye ñëpp a jaaxle amul kenn koo xamante ne am na accès ci moom loolu moom moo tax xayra googu muy téye ji jommi googu jaaxle googu dëgg loolu moom mooy xam yàlla maanaam yàlla kenn du ko xam ci ne ci ak maanaam benn genre exactitude ci mbir yi déedéet borom subhaanahu wa ta'aala xam diñ koy xam day nekk rek xam goo xamante ne day aju ci jommi gi ngay jommi ci moom maanaam luy gën di jommi maanaam di gën di am accès ci moom maanaam luy gën di am accès ci di ko xam ci di am ay détails ci li aju ci moom borom subhaanahu wa ta'ala lu muy gën di am ngay gën di am jommi googu maanaam ngay gën di am jaaxle googu maanaam ngay gën di riir ci moom borom subhaanahu wa ta'ala moo tax mu am wax joo xamante ne nitu yàlla yu mag yi yu njëkk yi daan nañ ko wax askanaa nag Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy ya rabbi zidni tahayyura maanaam mooy yàlla yokk ma yow sa borom subhaanahu wa ta'ala yokk ma ak jommi googu ak riir googu voilà muy éblouissement étourdissement maanaam voilà nga xam te ne doo xamante ci foo ne wala ci loo ne maanaam ci li aju ci borom subhaanahu wa ta'ala moo tax ñuy wax waaye su dul loolu da nga naan cocc nekk nit comme ñëpp gisoon nañ ne moom kon borom subhaanahu wa ta'ala kenn xam ko ku dul moom te kenn jàmmarloowul ak yàlla dëgg-dëgg ku dul boppam moom ku dul moom te it peeguñu ko xam-xam nit ñi mënuñu ko peeg ci xam-xam te it gisaluñ ko nekk gisaluñ ko jëmm li fi am daal mooy ay jeexital ay effet ay conséquences ci li nga xamante ne moom mooy ay turam ak meloom ba tax ñu jublu ci moom subhaanahu wa ta'ala ak martaba boo xamante ne nit ñi dinañ ko xam ci moom yëg ko xam ne dëgg ku màgg la ku kawe la ñu di ko sant ak it le fait que mu nekk moom boroom boo xamante ne dafa yelloo ñu jaamu ko ci dëgg ñu setal ko ci mboolem wàññeeku yi waaye tamit ñu melal ko ci melo yi nga xam ne moom moo ko melale boppam subhaanahu wa ta'ala ñu di ko jaamoo noona lii moom mooy ak mat gi nga xam ne mooy al kamalul ilahi mooy mat boo xam ne ko jóg buur borom bi subhaanahu wa ta'ala doomu aadama ak matam mënta génn cadre bi lu mu mat lu mu xam-xam borom bi subhaanahu wa ta'ala ci lii lay ne léegi nag ëppalante gi mi ngi amee ci nan lañ gën a mën a aiguiser loolu maanaam nan lañ ko gën a mën a sewale nan lañ ko gën a mën a nattalee matala léegi nag mu ne kon nag wa baqiya mu des al insaanu doomu aadama mutawassitul xaali moo koy koo xamante ne aji digg doomuy xaal la maanaam meloom day digg doomu fii xayrati yi ci jommeem maanaam téyeeyam ci jommeem bayna tashbihin diggante melal gi muy melal borom subhaanahu wa ta'ala melo yi mu saxal boppam te melo yooyu noonu boo koy njëkk a xool ci gis-gis mën ngaa jàpp ne ay melo mbindeef la waaye déedéet wa tanzih waa ndax ay feeñuwaay la en fait melo yooyu ay feeñuwaayu borom bi la subhaanahu wa ta'ala wa tanzih ak seede yi ñuy seede setal gi mu set ci mboolem xeetu wàññeeku kon nit ki daa iman ci diggante xaal boobu lay ne loolu moom moo tax équilibre boobu fokk nit ki nga xam ne moom mooy borom tawhid bi mu am ko voilà
mu nekk koo xamante ne day am jommi googu ci borom subhaanahu wa ta'ala nekk koo xamante ne dëgg la que ni xam na ni borom subhaanahu wa ta'ala dafa am zaat nekk goo xamante ne moom lu ñu joyal la mutlaq la absolu infini illimité inaccessible imperceptible intangible voilà amuñu ci accès et que nekk googu duggul ak dara génnul ak dara te dara taxul ci te amul dara amul tur amul melo amul lenn waaye mu am ay wàccuwaay borom subhanahu wa ta'ala ak ay feeñuwaay yu muy feeñee ci mbindeefam yi loolu nag ci ay turam ak ay melom la koy def nit ki faaw mu nekk ci équilibre boobu xam ne borom subhanahu wa ta'ala noonu la koy wéetale te tawhid boobu moom mooy dëgg jaamu yàlla ndax ci la xam yàlla di amee yàlla xam gi muy xam maanaam ci lay amee moo tax mboolem yeneen tëral yi ñu yoon yi ñu tëral ci sharia mbir yi ñu ci tëral yépp dëgg pour incarner wala pour incarner réalité boobu la et que nit ki xam ne kat yàlla bii de mooy ku màgg kii de moom mooy ki nga xam ne dëgg mooy yelloo ma jaamu ko ba pare mu wëlbati di ko jaamu moom kese lépp lu ma digal ma war cee ne lépp lu ma tere itam ma war koo bàyyi te xam ne moom mooy ki nga xamante ne moo am xàq boobu ci sama kaw mu ne fal insaanu doomu aadama nag kamul fa bil insaani te ci doomu aadama kamula ci la matee al aalamu adduna bi waaye woo maa kamula waaye matewul al insaanu doomu aadama bil aalami ci adduna bi maanaam adduna bi doomu aadama moo tax mu mat waaye nit du matee parce que du adduna bi moo fi ne déedéet loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam adduna bi yow doomu aadama yow yaa tax mu mat soo fi nekkul woon adduna bi du mat adduna bi doomu aadama moo fi ne ci mboolem anam yi nag ci zahir ak ci baatin moo tax mu mën a am perfection bii mu am borom subhaanahu wa ta'ala bi mu koy defar ay milliards années la ko defar doog cee indi doomu aadama bi nga xamante ne moom mooy tax mu mat su doomu aadama amutoon adduna bi du am sens du tekki dara du saf dara et que doomu aadama moo koy dundal moom moo koy gérer moo koy explorer tamit voilà c'est-à-dire que xar yi ak bëy yeeg ñoom ak picc yeeg njanaaw yi maanaam jaan yeeg ñooñu bu ñu xaar ci ñoom mukk ñu am dara luñ fiy defar ak luñ fiy voilà maanaam amul luñ fiy lijjanti bu ñu xaar ci ñoom itam ñu ñëw par exemple gis adduna bi ni muy doxee am lu nar a yàqu ñoom ñu ñëw réparer ko defaraat ko wala yeneen ak yeneen non loolu maanaam loolu mënuñu ko xaar ci ñoom maanaam loolu doomu aadama mooy ki nga xamante ne moo jagoo mbir moomee et que kon doomu aadama moom moo mën defar adduna bi moo ko mën a yéwénal moo ko mën a sellal moo ko mën a toppatoo te moom mooy kilifa gi maanaam doomu aadama mooy kilifa yi adduna bi loolu moom mooy ci côté zahir ci côté baatin tamit doomu aadama moom rek mooy ki nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala matal ci moom mboolem melo yi ak ay turam te moom rek moo ko mën a incarner kon mu ne wala man xasarat bi nga xamante ne wala ma bi nga xam ne xasarat dafa tënku fil insaani ci doomu aadama bi xaqaa'iqul aalam xaqaa'iq yi muy réalité yi nga xam ne ñoo nekk ci adduna bi bi ma ci anam gi nga xam ne huwa moom doomu aadama insaan nit la lam yatamayyaz ràññeekuwul anil aalami ci adduna bi wëlif adduna bi bi sighari hajmihi ci tuuti maanaam jëmmam xaasatan ci lu jago mooy boo ko xoolee ci biir adduna bi ni mu mel moom doomu aadama réalité adduna bi yëpp réalité univers bi existence bi yëpp ñi ngi ci jëmmam ji mais que borom subhanahu wa ta'ala dafa def ne jëmm ji tamit dafa tuuti maanaam jëmm ji dafa tuuti moo tax borom bi mi ngi wax naan la xalqu samawati wal ardi akbaru min xalqin naasi walakinna aksara naasi laa ya'lamun giñ naa ne bind gi nga xam ne mooy bindu asamaan si suuf moo gën a rëy bindu nit ñi waaye nit ñi xamul
maanaam mooy bindu asamaan seeg suuf si maanaam ci jëmm maanaam volume moo gën a rëy loolu ku ko gis maanaam loolu képp ku am tuuti xel da koy gis waaye borom subhaanahu wa ta'aala bi mu naan walaakinna aksara an-naasi laa ya'lamuun waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu ne adduna bi li muy rëy lépp mi ngi ci biir doomu aadama loolu la nit ñi xamul mais quant à li nga xamante ne moom mooy simplicité wu ne asamaan seeg suuf si boo xoolee ni mu ngandee moo ma gën a màgg moo ma gën a rëy man loolu moom képp ku yeewu ci adduna bi dana ko xam képp kuy gis dana ko xam maanaam loolu jarul définir maanaam jarul démontrer te nit ki bu bëggoon a douter ci lu mel noonu moom ci boppam day am problème mën a douter ci loolu mais li nit ñi xamul nag par contre te li ëpp ci nit ñi xamuñu ko loolu la Alxuraan di wax walaakinna aksara an-naasi laa ya'lamuun mooy li ñu xamul ne moom mooy asamaan si suuf si yooyu yëpp ci biir nit ki ci zahir nii ni asamaan yeeg suuf si ak univers yi ni mu gënee ngand doomu aadama noonu la doomu aadama gënee yaatu adduna bi yëpp maanaam et que adduna bi yëpp buñ ko jëloon dugal ko ci lépp y compris arsh ak kursi bi àjjana ak safara lépp buñ ko jëloon dugal ko ci benn coin benn ruq ci ruq xol wala ruux doomu aadama maanaam nit ki du ko sax yëg tellement que doomu aadama dafa gën a màgg loolu yëpp et que borom subhaanahu wa ta'ala dafa matal doomu aadama daf koo matal te comme niñ ko gisee woon xadis bi wax na ko xalaqallahu aadama ala suratihi borom bi muy buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa bind moom aadama alayhi salaam ci meloom moom maanaam ci image am moom borom subhaanahu wa ta'ala c'est-à-dire pas image am en tant que jëmm physique parce que loolu yàlla amu ko mais image am c'est-à-dire que ci ay turam ak ay meloom comme ni nga xamante ne noonu la ñuy gisee incha allah léegi te d'ailleurs moo tax mu ne mu xamal ko mboolem turam yeeg melo yi comme ni mu ko waxee allama aadama al asmaa kullaha moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala xamal na moom aadama alayhi salaam tur yi yëpp c'est-à-dire que kullaha la wax kullaha nag muy yëpp amul bu des mboolem tur bu yàlla am moom aadama xam na ko et que daf ko insufflé maanaam dafa wol ci moom ruuxam maanaam moom yàlla li mu wax wa nafaxtu fiihi min ruuhi damaa wol ci moom sama ruux googu mu wol ci moom maanaam mooy ne ruuxu doomu aadama mooy bu yàlla moom la wol ci moom et que doomu aadama kon moom image yu yàlla la c'est-à-dire que turu yàlla yeeg melo yëpp moom la incarné maanaam moom la meloo sauf que loolu incarnation boobu ñëpp ñenn ñi dañ koy réaliser di ko dund ñenn ñi am yuñ ci réaliser ñenn ñi réaliser wuñ ci dara daanaka wala lu tuuti ñenn ñi sax dañ ko inhiber maanaam dañ ko contrarier ba nga xamante ne ñoom contraire bi safaan bi la ñuy dëkkee ñoom safaan bi la ñuy nekkee kon doomu aadama bi mu melee noonu maanaam tuuti ci jëmmam mais que univers bi mais ci xaqiqam mu mat sëkk wa baqiyat te mu sax lahoo ñeel ko rutbatu kamalihi martabay matam moom borom moom doomu aadama fa jami'ul mawjudaati moo tax mbooleem nekkiti fi li existe yépp qabilat dañoo nangu kamalaha ak matam maanaam kon mbooleem mat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbindeef yi dañoo wëlbatiku nekkaat ci doomu aadama et que doomu aadama moom moo matale lépp waaye wal insaanu doomu aadama moom ci jëmmi boppam nag in qasama dafa xaajali ko ilaa qismayni ci ñaari xaaj doomu aadama dafa xaajali ko ñaari xaaj qismun am xaaj boo xamante ne lam yaqbal nanguwul kamaaluhu ak matam wa qismun ak xaaj boo xam ne qabila dafa nangu al kamaal ak mat partie wu yaram bi ci biti nii moom daa iman ak wàññeeku da ciy feeñ doomu aadama foo jaar mu wàññeeku foo jaar muy soxla foo jaar muy am ay aajo foo jaar muy am ay wàññeeku luy wane ne dëgg-dëgg moom matul loolu moom xaajug doomu aadama mooy xaajug yaram bi la mooy xaajug bi nga xam ne moom mooy biir maanaam biti bi mais mu am beneen xaaj boo xamante ne mooy ruux bi comme ci yàlla la jóge mooy ruuxam boobu moom dafa am ak mat gu ci ne moo tax fa zaharat
mu daal di feeñee nag bi fii ci moom alxadratul ilahiyya xadara yàlla bi feeñee ci moom muy péyu yàlla bi kamaaliha ci matam péyu yàlla bi mooy la présence divine feeñ ci doomu aadama ci ni mu gën a mate ci ni mu mate wa jami'u asma'iha ak mboolem turu yàlla yi nekk ci péyu yàlla bi yëpp feeñ ci doomu aadama looloo tax fa aqaama mu taxawal moom yàlla mu samp fa aqaama mu samp hadal qism boobu rek wàll xalifatan mu nekk xalifa yàlla mu nekk ki wuutu yàlla wa kasaahu ba pare mu ràng ko xullatal xayrate maanaam mbubbu xulla mooy ensemble muy mbubbu boo xamante ne ñoom ñoo nuroo muy ensemble voilà mooy yére boo xamante ne da nga ci am partie bi ci suuf am ci partie bi ci kaw ba pare ci même tissu bi lay doon maanaam loolu la ñuy wax xulla voilà mooy comme li ñu naan ensemble maanaam voilà moo xam sër la ak marinière wala tubéy ak chemise ainsi de suite wala sabador ak voilà mooy ñaari pièces 2 pièces voilà au minimum 2 pièces lay doon mais di nga ci am partie bi ci kaw ak partie bi ci suuf ba pare ci même tissu bi lay doon loolu moom la ñu xul la kon borom subhaanahu wa taala bi mu feeñalee ci doomu aadama matam maanaam ci ruuxam et que mbooleem xadara yàlla bi ci ni mu mate ak mbooleem turu yàlla yi ci ne lépp dafa mat ci doomu aadama borom subhaanahu wa ta'ala ci loolu mooy kon ci image am la ko bindee c'est-à-dire ci image turam yeeg melo yi la ko bindee ba pare samp ko mu nekk xalifaam ci kaw suuf waaye ànd ak loolu yëpp nag daf ko ràngal mbubbu alxayratu maanaam da ko ràngal ensemble alxayratu ak jommi ak téye ak jaaxle fii ci moom yàlla borom subhaanahu wa ta'ala nga xamante ne kon daf ko ràngal mbubb moomu loolu moo tax fa nazarat mu daal di xool al malaikatu malaayika yi ilaa nash'ati ci sosu jasadi yi jëmmam malaaka yi bi ñu koy xool bi ñu njëkkee gis maam Adama alayhi salaatu wassalaam ñoom dañoo gis rek ak doomu Adama maanaam nit xam ne spécimen bu ñu tuddee nit existé na prototype nit existé na et que prototype boobu mi ngi njëkk feeñee ci maam Adama alayhi salaatu wassalaam mais en réalité prototype boobu feeñuwaayu maam Adama boobu du dara lu dul copie wu réalité xaqiqa yenent bi sallallahu alayhi wasallam en réalité loolu moo tax doomu Adama mat parce que moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme moom mooy mbindeef bu mat bi te ci moom la lépp génnee moom forme bi mu yor ni mu mel moom mooy forme maam Adama alayhi salaam maanaam forme bi mu mel moom la ñu copier ci maam Adama donc maanaam maam Adama moom mooy après copie bi la maanaam mooy nit ki maanaam moom moo njëkk a feeñ en tant que copie wu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci monde zahir bi ce qui fait que moom moo njëkk am jëmm ju mel nii te moom rek moo am jëmm ju rafetee nii ci mboolem mbindeef yi loolu tax doomu aadama moo gën a rafet lépp wa laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim ci anam gi gën a rafet gi gën a taaru ci taxawaay ci la moom la amee ci zahir comme ci baatin voilà moom la ñu wax ci ruuhul maani wal bayaan ramzun li aadama nusxatul insaani voilà ramzun li aadama maanaam moo junj moom aadama ba pare mooy nusxatul insaani mooy prototype copie parfaite bu doom bu nit voilà mooy al insaanul kaamil moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu bokk na ci turam yi maanaam ci meloom yi mooy al insaanul kaamil voilà voilà boo xoolee kiiwu insaanul kaamil boo xoolee benn aspect la bu important maanaam mooy nit ku mat ki aspect la bu important boo xam ne alquran daf koy traiter lu bari voilà lu bari alquran daf ciy wax d'ailleurs am na saar boo xam ne suratul insaan yaakaar naa waxoon nañ ko bi ñu jël xayaatul kawni mais suratul insaan mooy numéro 76 bi parce que kawnu 76 la tam mooy abdu ainsi de suite et que suratul insaan loolu lay traiter maanaam di prototype humain bi nga xam ne mooy bu mat bi
yaakaar naa gisoon nañ ci jotaayu njëkk yi bi ñuy wax loolu wala waxoon nañ ci jotoon nañ ci am luñ ci développé woon ci période bi maanaam ci jotaayu yu njëkk yi wala bu njëkk bi ci bi ñuy gis chapitre bi mooy xayaatul kawn kon ak tamit ci sourate at-Tariq voilà ak ci suratul Tiin fi muy waxe naan wala laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim kon mooy insaanu kaamil boobu mooy nit ki nga xam ne dafa mat kooku nag ki nga xam ne mooy photo mooy copie bi mooy maam Adama boo xoolee même sourate Qaaf da ngay gis ne daf koy traiter mais ci côté xol bi c'est-à-dire que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam en tant que xol en tant que ki nga xam ne mooy xolu existence bi univers bi et que existence bi mooy maam Adama ci boppam en réalité loolu la c'est-à-dire que maam Adama tey bu ñu ko doon définir dañ koy définir comme ki nga xam ne mooy adduna bi yëpp univers bi existence bi yëpp maam Adama la en réalité c'est-à-dire que tey bu la borom subhanahu wa ta'ala mayoon nga mën a gis adduna bi yëpp ni mu mel ni mu ko bindee ci anam gi mu gën a mate et que ni mu mel dëgg maanaam nga génn espace bi génn temps bi jàmmarloo ak moom di nga gis ne jëmmu doomu Adama la maanaam. Et que forme humaine bi la et que moom Adama maanaam nit nag moom Adama mooy prototype boobu voilà moo tax sourate Qaaf nga gis mun am 45 versets 45 mooy Adama et que Qaaf di wax da nga wal Qur'anil Majid voilà di wax ci alquran bu mag boobu nga xamante ne dafa am ak teranga ak tabe voilà nga xam ne. day juñ day wax ci li ñu tudd al qalbul muhammad yi maanaam mooy xol bi nga xam ne mooy le cœur muhammadien voilà kon doomu aadama bu mat bi mooy boobu nga xamante ne moom daa iman moom la ñuy xool maanaam te mboolem sharia yi li ci wàcc yëpp ngir perfectionner doomu aadama la ba mu nekk ku mat alquran ci jëmmi boppam mooy doomu aadama bu mat bi moo tax ci doomu aadama ci lañ incorporé maanaam ci lañu dugalee tabaxee réalité yi nekk ci alquran yëpp d'ailleurs loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne mooy alquran bu taxaw bi kaanat xuluquhul quran comme ni nga xam ne noonu la ko soxna Aisha waxe radiyallahu anha mais jëmmi melo yi nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy alquran mooy xuluq mooy aspect caractériel u yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nature intrinsèque am mooy lan mooy alquran kan xuluquhul quran kon dañuy gis ne kon loolu c'est très important parce que day tax nga xam ne en fait doomu aadama moom mooy alquran bi nga xam ne mooy bu mag bi nekk ba pare borom subhanahu wa ta'ala adduna bi moom la codifié maanaam alquran moom la codifié adduna bi yëpp ci zahir ci baatin nag mooy non seulement alquran mooy code bi nga xam ne moom lañu mooy code source alquran non maanaam mooy code source univers bi alquran mooy code source univers bi existence bi mais que alquran mooy notice bi tamit c'est-à-dire que tey bu ma bëggee adduna bi moom dund gu baax gu leer gu mat il faut notice bi comme machine bu ne xam nga tey boo jëndee benn machine bu bees surtout dans le milieu industriel loolu dañ ko gën a xam machine bi day ànd ak benn genre livre boo xamante ne day wax pièces yëpp nan la demee ak pièce bu ci nekk lan lay jariñ ak pièce bu nekk maanaam xeetu remplacement bi ci mën a am ainsi de suite ba pare day wax nan la ñuy utiliser machine bi loolu soo xoolee univers bi nag li def loolu ci moom mooy alquran mais que alquran boobu noonu ñun en tant que doomu aadama yu matati mënuñu ko décortiquer ci anam gi mu gën a mate moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom mooy jëmmi alquran moom la wàcce ngir mu leeralal ñu ko moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu mën a leeralal alquran ci anam gi mu gën a mate moo tax daa iman faaw pour comprendre alquran dañuy soxla sunna loolu moom moo tax wax ji tafsirkat yi ñenn ci ñoom wala boog lu bari ci ñoom lu ëpp ci ñoom di wax naan tafsir bi gën ci tafsir yi moom mooy tafsiré alquran ci alquran après alquran ak sunna maanaam nga jëlee sunna firi ko alquran wax jooju xattaa ba yéene bi baax na ak jubluwaay bi mais wax ji dafa am
manquement maanaam dafa am ak wàññeeku ci waxin wi maanaam ci waxin wi dafa am wàññeeku li waxin wi jub mooy alquran li gën ci firee ko alquran mooy nga firee ko alquran ak sunna maanaam bañ a def alquran ba pare daal di topp après sunna déedéet alquran ak sunna nga firee ko noonu ndax tey masalan tey ku bëgg firi julli nan la ñuy jullee borom subhanahu wa ta'ala bu nee ñu aqimu salaata taxawal leen julli amul beneen choix faaw day dellu ci sunna xalaat julli lan mooy condition yeneen bi saa sam nan la ko jàngalee lan la ci teg nan lañ koy defee ainsi de suite ba mu mat sëkk ak ñaata la ak benn bu ci nekk waxtu wi fan la ak loolu moom faaw yeneen bi moo ñu ko leeral la sallallahu alayhi wasallam ñun ci suñu xel kese bu ñu ñëwee gis ci alquran mu ne ñu dem leen taxawal leen julli ñun duñu xam nan lañu war a jullee ñaata rakka lay àndal rakka bu ne lan lay composé naka lay demee lan lañ war a wax ci biir lan moom mooy liñ ci war a def lan moo ko yàq ak lu koy defar yii yëpp ñun duñ ci mën xam dara mais comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy jëmmi alquran moom day daal di mën a décortiquer ci lépp leeral loolu moom moo tax loolu lii nag may wax ni aspect zahir bi la maanaam mooy aspect apparent bi mooy li feeñ mais côté baatin bi tamit noonu rek la demee mais yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ci boppam moom mooy alquran bu mat bi maanaam moom mu codifier alquran maanaam code mooy typifier plutôt mooy typifier alquran et que alquran moo codifier univers bi existence bi d'ailleurs borom subhaanahu wa ta'ala daf ñu xamal sax ne alquran ci jëmmi boppam waxu yenente bi la ci boppam sallallahu alayhi wa sallam innahu la qawlu rasulin karim mais alquran kat kaddu yenent bu tedd la ndax alquranul karim d'ailleurs am na ay niveau yu wuute ci diggante alquranul karim alquranul azim ak alquranul majid maanaam ñett yooyu yëpp d'ailleurs benn bu ci nekk sax da ngay gis ne borom subhaanahu wa ta'ala daf ko wutal arash mu arash maanaam ni mu melale alquran noonu la melale arash parce que benn bu ci nekk ak li nga correspondre arshul dul arshul majid rabbul arshil azim ak arshul karim yooyu yëpp borom subhaanahu wa ta'ala tudd na ko kon léegi borom bi kon subhaanahu wa ta'ala doomu aadama boobu nga xamante ne noonu la bindee doomu aadama maanaam melale ko noonu réalité yi nga xamante ne moom la làmboo ak mat gi mu mat typifié bi mu maanaam wala nekk gi mu nekk prototype bu réalité mohammedienne originelle bi primordial maanaam réalité xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu en fait en réalité xam-xam yëpp ci loolu rek la aju mooy al ulumul muhammadiyya li ñu naan al ulumul muhammadiyya mooy xam-xamu ko jóg yenente bi sallallahu alayhi wasallam yëpp ci loolu la aju maanaam c'est-à-dire que yow soo concentré woo ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran ci turu yàlla yeeg melo yi xamal ni en même temps ci loolu yaa ngi explorer xam-xam boobu noonu maanaam xam-xam yooyu nga xam ne ñooy al ulumul muhammadiyya te ulumul muhammadiyya yooyu ñoom ñoo ci existence bi maanaam ñoom ñoo régir existence bi nekk univers bi d'ailleurs ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi kawe ñi ci wàllu yàlla yi ñu kawe ñi mooy ahlullah mooy ahlul mahabbati mooy nitu yàlla yi dëgg ahlul mahabbati mooy nitu mbëggeel gi nga xam ne yàlla da leen a jagleel mbëggeelam sopp leen parce que justement daf leen a indi ñu jeex ci ki nga xam ne mooy soppeem bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam dañ leen di wax ahlul itlaq ñi nga xam ne boroomu joyal la ñoom lépp luy restriction wu nekk ci yu nekk ci bañ a maanaam xam borom subhaanahu wa taala di ko contempler restriction yëpp dañ cee dañ maanaam génn ko nekk ci itlaq ci joyal ci absoluité it nekk dans une sphère illimitée c'est-à-dire seen xam borom bi seen xam yàlla xam xaqaayatu yooyu amul limite dafa illimité ba tax mais ñooñu noonu ñëpp parce que ci yenent bi lañ xam sallallahu alayhi wasallam voilà yenent bi lañ xam sallallahu alayhi wasallam pas parce que dafa ganeem àdduna Makka ndeysaan at nee nañ 570 la nangam
kii na def na hégire bi en 632 maanaam déedéet loolu du aspect boobu kese naam aspect boobu da lay dimbali bu baax a baax te dafa important ci dundu doomu aadama aspect boobu ci nit ki mu xam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam histoire am lan la doon doxale ak lan la lu nekk li mu wax ak li mu jàngale naka la ko doon jàngale nan la ko doon defee nan la doon dundee de manière concrète ci àdduna bi loolu nit ki xam ko dafa important c'est extrêmement important ndax mooy royukaay bu mat bi sallallahu alayhi wasallam mais que aspect boobu benn aspect la rek boo xamante ne mooy bi feeñ mu am nag ëmbaale na gaa aspect bu nëbbatu bi mais il faut que nga xam aspect bu nëbbatu bi pour gis ni mu ëmbaale aspect bu nëbbatu bi moo tax aspect bu nëbbatu boobu ñi nga xamante ne ñoo ko explorer dëgg mooy ñi may wax léegi muy ahlul mahabbati ñoom ñooy dëgg ahlullahi parce que ñooñu sax ñooy ahlul qur'an mooy nitu alquran yi dëgg voilà et que alquran day yeesaat ci ñoom daa iman ñuy dundaat alquran c'est-à-dire que ñi ngi ci biir alquran muy univers bi nga xam ne moom la ñu typifier moom lañ codifier moom lañ codé alquran bi univers bi muy alquran bi c'est-à-dire que kon ñu ngi am lecture alquran bi li ko dalee xaaf ba xaaf maanaam mooy azal ba abad pré-éternité ba éternité mais aussi ñi ngi am lecture ci alquran bi ci seeni jikko ci ni ñu incarné turu yàlla ak melo yi mais ñoom en soi ay alquran lañ parce que dañoo jeex ci ki nga xam ne mooy alquran mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bëgg ko ci di ko roy ci teg ko bët maanaam jàpp ne amuñu beneen modèle bu dul moom sallallahu alayhi wa sallam donc loolu moo leen voilà moo leen yéegi ci niveau boobu voilà loolu tamit da leen di day tax kon maanaam ñooñu noonu xam-xam yi nga xam ne maanaam à ce niveau là moom la ñuy développer maanaam moom la leen boroom subhaanahu wa ta'aala di ubbee mooy al-ulum al-muhammadiyya parce que ñoom ñoo régir univers bi voilà moom ñoo régir univers bi mooy al-ulum al-muhammadiyya waaw mooy xam-xamu yi nga xam ne ko jóg yeneen bi sax mooy les sciences mohammediennes et que donc lu ñu mënoon a tuddee la muhammadologie c'est-à-dire que muhammadologie comme ni ñuy waxee sociologie psychologie géologie maanaam ni ñu mën a waxee loolu am maanaam loolu tam mën nañu ko tuddee muhammadologie c'est-à-dire que kon la muhammadologie boobu dafa concerner li nga xam ne moom mooy xam-xam yooyu maanaam moom mooy al-ulum muhammadiyya mooy les sciences mohammediennes la muhammadologie et que ñoom loolu la ñu rawee en réalité ñeneen ñëpp en réalité ñoom li ñu rawee ñeneen ñi dëgg en fait mooy jeex bi jeex ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg giñ ko bëgg te utaluñ ko réserve inconditionnel ci moom te amuñu ci luñ ciy seet mais aussi jeex googu ñu jeex ci moom bien sûr que dafa laaj soobu dafa laaj yoon la dafa laaj initiation parce que du lu nit kiy tëb nii rek dugg ci noonu sans mu am initiation bu réel en fait mais loolu daf leen di jural ñu beroo ay xam-xam yoo xamante ne dëgg maanaam doo ko xaw a gis ci keneen ku dul ci ñoom maanaam mënta sax ne maanaam mënoo sax appréhender que ni maanaam di dox ci àdduna ba gis keneen ku bokkut ak ñoom koo xamante ne am na ci benn aperçu de telle sorte que à la limite ñeneen ñi sax da ngay gis ñoo xamante ne pourtant ils sont bien intentionnés bëgg nañu yàlla bëgg nañu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam et que il faut ñu éviter di jàpp ne ñi xamul loolu c'est parce que bëgguñu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg la réere nañ benn aspect ci moom même buñ ko réerewul totalement parce que am nañ beneen aspect ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne quand même réerewuñ ko parce que dañuy jàng alquran dañuy jàng sunna dañuy jàng hadith yi dañuy jàng
siira Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy ainsi de suite mais am na aspect bii nga xamante ne mooy bi ñuy nekk di wax ni ñoom quand même dañ kaa réere parce que réere googu ñu ko réere nag loolu c'est parce que ñoom nekkuñ ci cadre boobu c'est-à-dire que ñoom alquran gisewuñ ko dudul ne yàlla daf koo wax wàcce ko ñu war koo jàng bu ñuy julli wala yooyu noonu amee ku génn àdduna ñu jàngal ko wàcceel ko kaamil à la limite après ñu ne alquran dafa joxe àtte sangam nañ ko defee nee na nañ bàyyi nangam nañ ko bàyyi ainsi de suite Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amuñ ci moom benn gis-gis lu dul ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yónni moom Muhammad la tuddu Abdullahi baayam Amina yaayam nangam bu ñu paree gane na àdduna mi ngi màgg na ndeysaan ci Quraysh la bokkoon voilà bi mu amee 40 ans wala bi mu amee 25 ans ci la denc soxna Khadija radiyallahu anha bi mu amee 40 ans wala 39 ans 6 mois ci la commencé gis première signe révélation yi après bi mu amee 40 ans ci lañ ko yabal nangam xeet yooyu noonu après fukki at ak ñett mu nekk Makka ndeysaan nangam dem Madina fukki at ak benn génn àdduna à l'âge de 63 ans jeex na kooku Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam aspect boobu ak bien sûr li nga xamante ne moom la ñu tënk ci biir ci diggante bi maanaam lii résumé la ñoom aspect boobu lañ xam ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na mais loolu du lu tuuti il faut que ñu nangul nit ñi ne loolu du lu tuuti loolu rëy la yàlla dimbali la nga xamee noonu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare xam ne day bëgg lii day digle lii day tere lii ainsi de suite sauf que loolu aspect la boo xam ne dafa zahiri c'est-à-dire que dafa feeñ moo tax Sayyidina Uways al-Qarni radiyallahu anhu te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko waxoon ne ko dafa waxoon saxaaba yi radiyallahu anhu ne boo leen ko gisee na ngeen wax mu ñaanal leen biñ ñëwee ne nañ leen ñaanal moom daani moom dina ñaan mais pour ñëpp lay ñaanal maanaam du ñaanal par kenn jullit yëpp lay ñaanal lool ñëpp et que ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu gis nañ ko mais daf ni leen yéen Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaqiqatan gisoo leen ci moom lu dul takkandeeram te pourtant ñooñu saxaaba yi la doon wax radiyallahu anhum ànd ak ne loolu daf ko wax selon moom ni mu gisee mbir mi waaye xaqiqatan saxaaba yi radiyallahu anhum bien sûr que ñoo ko raw mais que quand même am na benn aspect bu mu développé boo xamante ne moom loolu daanaka la développé ci réalité Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy aspect bâtinique boobu moom la doon wax ni leen ñun kat man aspect boobu noonu yéen dëgg-dëgg gisoo leen ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam man moom ni mu ko gisee mais loolu ba tey ci njortam la maanaam comme dëgg-dëgg parce que mënuñu imaginer kenn raw ñi nga xam ne ñooy xulafaa ar-rashidun radiyallahu anhum ci xam dëgg-dëgg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam aussi bien que ci côté zahir bi wala ci côté baatin bi voilà mais wax la joo xamante ne daf ko wax en tout cas pour que au moins ñeneen ñi xam ne Yonent bi kat sallallahu alayhi wasallam am na benn aspect boo xamante ne bu baatinik la bu nëbbatu bu làqatu boo xamante ne dëgg aspect boobu dañ ko war a explorer tamit mais que c'est vrai ñeneen ñu bari xamuñu aspect boobu et que buñ koy wax sax ñu bari dañuy foog ne à la limite ay léeboon lippoon la wala que non mais est-ce que après mais est-ce que ëppul quoi mais est-ce qu'il n'en fait pas trop quoi parce que quand même li muy wax nii parce que est-ce que c'est pas trop quoi est-ce que moom est-ce que mi ngi bàyyi xel li muy wax parce que est-ce que nekkul di bokkaale sax finalement quoi maanaam à la limite loolu la ñuy comprendre parce que tout simplement dañuy jàpp ne aspect boobu le fait que xamuñu ko rek le fait que xamuñu ko du tout te comprendre wuñu ko te explorer wuñ ko te maanaam amuñ ci benn maîtrise loolu moom mooy indi gis-gis boobu maanaam jàppe Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek comme ni ñun ay nit lañ moom nit la comme ñun benn différence rek lañu am mooy dafa am révélation mais nit la comme ñun nit la comme ñun alors que loolu du réalité amul demewut noonu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit la daam mais du comme nit ñëpp moom mooy nit ki gën a mat ci nit ñi
voilà comme ni ko woykat bi waxe woon muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa yaquutun baynal hajar ak ci beneen wayin keneen wayee ko même wax ji daani muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaquutatun wan naasu kal hajari yenent bi sallallahu alayhi wasallam yent yàlla muhammad nit la gaa mais du comme nit yeneen yi ci des moom buñ ko doon comparer dañuy mel ni benn rubis or massif boo xamante ne dafa nekk ci biir ay xeer maanaam moom ni mu mel par rapport ak yeneen nit ñi mi ngi mel ni or massif boobu wala rubis boobu mu nekk ci biir ay xeer yoo xamante ne ay xeer yii la maanaam loolu mooy dafa am aspect boo xamante ne dafa gën a màgg moo tax lii imam al-Busayri radiyallahu anhu wax ci burda bi bimu naan fa mablaghul ilm fihi annahu basharun loolu parce que bi daf ko wax xam daf ko wax maanaam dooley wax ji mu xam dëgg li mu wax xam mais li gën a màgg ci fa mablaghul ilmi li gën a màgg maanaam fii nga mën a dayoo li nga mën a xam ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam annahu basharun mooy nit la mais sincèrement bu doon loolu rek la loolu jarul xam ba pare nit la mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nit la loolu képp kenn ci nit ñi xam na ko bu fekkente ne loolu mooy li gën a màgg liñ mën a xam ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dëgg loolu jarul xam mais aspect bi muy wax mooy bii nii maanaam moom lañ nekk di wax nii parce que mooy aspect wu le fait que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekk nit ki nga xamante ne moom ci boppam dafa ànd ak mat maanaam mooy perfection boobu nga xamante ne boroom subhaanahu wa ta'ala moom la feeñal ci moom nekkam mais moom la ràng ci moom réalité turam yeeg melo yi maanaam ba pare mu moon ko mu nekk moom ci jëmmi boppam alquran bi taxaw mu nekk al insanul kaamil et que univers bi yëpp ñu ngi ko régiré même ñu ngi ko defaree ñu ngi ko tabaxee ñu ngi ko codifié à travers jëmmu jooju sallallahu alayhi wasallam mais aussi adduna bi ni muy dawee tracé bi muy topp yëpp mooy tracé ruuxam bi maanaam orbite yi lépp di jël loolu la et que cours histoire bi tamit exactement réalité boobu lay nekk di topp di ko dérouler ndax moom mooy alkitaabul mastuur tam mooy alkitaabul marquum mooy téere bi nga xamante ne dañ ko codifié parce que marquum mooy lu ñu crypté c'est-à-dire que dañ ko crypté par ay chiffres raqam ci raqam mooy kitaabul marquum mais aussi bi nga xam ne alquran nee na yashhaduhul muqarrabun ñi jege yàlla dëgg ñooy jàmmaarloo ak téere boobu réalité muhammadienne la ay xaqiqa la ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam c'est-à-dire que réalité alquran la boo xamante ne dëgg foog nga nekk bokk ci ñi jege yàlla muqarrabuna yi ñi nga xam ne yàlla da leen a jegeñal boppam waxul muqarribuna wala al qurbi déet muqarrabuna dañ leen a jegeñal yàlla waxul mutaqarribuna tamit ñi sàkkoo jegeñ yàlla déedéet mooy ñi nga xam ne yàlla ci boppam moo leen jegeñal boppam mooy ñi nga xam ne dañoo jeex ci yàlla takk jeex ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu ñoom dañuy jàkkaarloog alquran boobu moo tax même bi mu naan innahu la qur'anul karim fii kitaabin maknun ci téere la gis nga alquranul karim gis nga karim boobu alquran boobu moom fii kitaabin maknun ci téere la boo xam ne dañ koo ñoŋal waaye laa yamassuhu illa al-mutahharun moo tax réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam en tant que alquranul karim réalité alquran en tant que qur'anul karim mooy téere bu tedd bi mooy alquran mooy li dajale réalité yëpp mais mu nekk lu tedd jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu kenn du ko laal lu dul ñi nga xam ne ñoom dañ leen a mooy almutahharuna dañ leen a purifier c'est-à-dire que dañ leen a sellal direct sellal waxul sax almutahhiruna la yamassuhu illa almutahharuna yi mooy ñi nga xam ne dañoo laab voilà waxul mutatahhiruna ñiy laabal al mutahhirina ñiy laab déedéet xam nga alquran wax nañ na laa yuhibbul mutahhirina wax nañ na laa yuhibbul mutatahhirina loolu am nañ ñi nga xam ne dañoo laab dañuy laabal mais ñi nga xam ne yàllaa leen laabal yëgiti leen sellal leen ci gépp dindil ci ñoom gépp takk-takk ñooñu ñooy ñi nga xamante ne maanaam de manière intérieure amuñu benn takk-takk ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy laal alquran boobu noonu maanaam ñoom ñooy am
ñoom ñooy ñoom téere boobu nga xam ne dañ koo ñoŋal ñoom ñooy ci am accès mais ñi nga xam ne ñoom ñooy am accès ci téere bi nga xamante ne dañ ko codifier maanaam mooy kitab marqum nga xam dañ ko codifier par des chiffres ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy al-muqarrabuna ñi yàlla jegeñal ko mais aussi téere bi nga xamante ne mooy kitaabu mastur moom mooy téere bi nga xamante ne dañ koo rëdd fii raqq mansur ci der bi nga xam ne dañ koo yaatal moom dañ koo ubbi déroulé ko maanaam téere boobu nga xam ne dañ koo rëdd mooy histoire mooy adduna bi depuis début bi ba existence ba fin bi lépp en réalité nekkul lu dul di dérouler lan yenent bi sallallahu alayhi wasallam ay réalité dundam ak mbindam lii yëpp nag xëy na mënoon nañ ci bañ a taxaw ni mais c'était important pour ñu gis ne doomu aadama nag en réalité du dara lu dul prototype bu mohammédien moom donc yow nit ki en tant que doomu aadama yow mën nga explorer lii ñuy wax yëpp mën nga ko explorer en tant que doomu aadama mais condition bi mooy nga jeexal sa bopp ci sincérité ci dëggu ci jublu ci yàlla yi kese mais nga jeexal te bopp ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam sopp ko def ko modèle bi nga xamante ne doo ko jëndee leneen doo ko jëndee keneen te amul lu la jaral c'est-à-dire que nga am benn aspect booy maanaam seetoo ci dara daal ci gàttal yenente bi daal sallallahu alayhi wasallam da ngay inconditionnel ci moom ku mën a wuuteeg moom moo nekkul ci lu baax moo nekkul ci dëgg et que aspect boobu noonu ngay jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngay c'est-à-dire que ci ngay développer réalité yooyu yëpp de telle sorte que en tant que kitaabu mastur maanaam pour wax que ni adduna bi kon dañ ko bind maanaam dañ ko codifier comme ADN yi en fait niñ ko codifier ci doomu aadama noonu histoire adduna bi yëpp noonu la toppee réalité yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam et que adduna bi mënul dox lu dul à travers loolu noonu mais que doomu aadama nag en tant que nit maanaam moom prototype la ci réalité boobu léegi nag du nit ñëpp ñooy développer loolu ci ñoom déjà du nit ñëpp ñoo conscient ci ne dañ ko war a développer ci seen bopp voilà nit ñëpp conscient wuñ ci bari na sax ay jullit yoo xam ne dañuy jàmbaare lool ay sëriñ yu mag nga xamante ne lu nekk jàngale nañ ko ci diine ji domaine bu ne lu sóobu nañ ci ulum yi nga xam ne mooy xam-xamu sharia yeeg yooyu mais c'est-à-dire que ils sont à des années-lumière d'imaginer que les réalités yi existent nañ ils sont à des années-lumière ay années-lumière moo dox seen diggante ak ñu comprendre que ni ñu imaginer une seule tierce waxuma la seconde mais tierce que ni réalité yi ay réalités yu existent la waxuma la nag naan danañ koy jéem a développer wala dara kenn du leen xeebal li ñu ne parce que li ñu nekk c'est important et que loolu dafa concerner ñëpp dañoo war a nekk ci charia bi noonu mais am na benn aspect quand même boo xamante ne aspect zahir te d'ailleurs charia bi am na aspect batini boobu maanaam donc dañ koy développer waale mais que voilà mais que boroom subhanahu wa ta'ala ubbilu leen buntu boobu parce que tegu leen maanaam tegu leen ci place booba voilà tegu leen ci place boobu kon léegi donc maam Adama alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne moom la développé moom en tant que tel moom moo développé moom maanaam moom mooy ki nga xam ne prototype origine bu njëkk bi ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi feeñ prototype bu njëkk bi moom la voilà et que moom Adama du comme ni ko gars yi waxee koo xam ne ku sàggan kooku nga xam ne dañ kaa yóbbu àjjana mu sàggan ba génn fa déedéet moom Adama bi ko borom bi subhaanahu wa ta'aala di bind daf ko bind ne malaaka yi damay ut koo xam ne daf may wuutu ci suuf si mu nekk sama xalifa ci kaw suuf loolu mooy li tax ñu bind ko te loolu moo tax yàlla bind ko
en tant que xalifa voilà léegi nag moom mu ne Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu ne kon maanaam doomu malaaka yi bi ñu gisee moom Adama maanaam ñu gis aspect extérieur bi rek d'ailleurs loolu segam malaaka yi la dal waxuma la ak nit ñi par rapport ak seen moroomu nit maanaam segam malaaka ñoom ñoo gis moom Adama alayhi salaatu wassalaam ak li leen yàlla wax ci moom yëpp ñu gisee ko en tant que mais maanaam description bi ñu def ci moom segam ñoom lay dal parce que aspect extérieur bi rek lañ gisuñu aspect intérieur bi li yàlla dëxën ci ñoom ñëpp maanaam loolu mooy vrai hijab kiiraay maanaam boo xamante ne yàlla daf ko muuree mbindi fi maanaam daf ko muuree doomu aadama maanaam nit ci réalité mais aussi daf koy muuree waliyu par rapport ak ñeneen ñi maanaam donc nit ku jege yàlla dëgg yàlla da koy muuree loolu c'est-à-dire que aspect extérieur bi aspect nit bi d'ailleurs loolu moom mooy kiiraay bi gën a mag mooy lu ñu tuddee xijaabu mumaasala mooy kiiraayu nuroo mooy kiiraay bi gën a mag bi tax nit ñi duñ xàmmee nitu yàlla yi nuroo gi mooy la mooy jëmm ji l'aspect physique am na bopp am na ay tànk loxo am na ndigg ak yaram jeex na kon kii nit la comme day sol yére day lekk di naan ainsi de suite day am ay aajo day fàtte da koy dal comme ni mu dalee moom Adam alayhi salaam fa nasiya dafa fàtte lekk garab bi dafa fàtte day fàtte day nelaw ainsi de suite day am yoo xamante ne da koy du ko man par exemple day tiit day jaaxle day yëpp da koy dal day feebar non c'est impossible quoi alors maanaam à partir de loolu automatiquement maanaam kiiraay day am voile kiiraay day am mu am beneen aspect boo xamante ne mooy xijaabul mu'asara mooy deuxième bi gën a mag mooy kiiraayu nuroo maanaam bokk jamono parce que soo leen bokkee jamono da ngeen di bokk ay réalité di bokk ay soxla di bokk ay aajo di bokk sax làkk bi ngeen di làkk di bokk sujet yi leen di maanaam yi nga xamante ne en tout cas fokk da leen di intéresser ainsi de suite yooyu nag nga gis ne malaaka yi segam malaaka yi ñoom la loolu mën a dal waxuma la doomu aadama yi moo tax bi ñu gisee moom aadama alayhi salaam ci jëmmam noonu nee na fa xaalat malaaka yi daal di wax maa xaalat lañu wax waaye fa lamma ba nga xam ne axbarahum xabaare na leen moom buur yàlla taala aji kawe ji bi xaqaa'iqihi ci ay xaqaa'iqam mooy réalité yi nga xam ne ñoo nekk dëgg ci moom aadama alayhi salaam wamaa ak li nga xamante ne lépp muy turam yeeg meloom yi nga xam ne awdaa daf koo dëxëñ fii ci biir maam aadama alayhi salaam xaarat ci la jommi ñoom it malaaka yi fii ci moom kon xaarat mu jommi fii ci moom al malaaka yi fa qaalat malaaka yi ne laa ilma lana illa ma 'allamtana yow de laa ilma lana ñun xamuñu ñun de ak xam-xam ñeeluñu mooy ci suratul baqara aya 32 bi moo tax wal xaa'iru gis nga ki jommi laa ilma lahu amul xam-xam laa ilma de xam-xam lahu di ko ñeel ki jommi moo tax ku xam yàlla day jommi ci yàlla te ku jommi ci yàlla danaa day yëg ne ànd ak li ko boroom subhaanahu wa ta'aala xéewalee bu comparé bu gisee maanaam maasam ni ko boroom subhaanahu wa ta'aala xéewalee ci mu gis yenn réalité yi comprendre ko ainsi de suite dund ko wala yooyu yëpp ànd ak loolu yëpp day am leneen lu koy animé mooy mais man xamuma dara quoi comme li Seydina Xadir waxoon
alayhi salaam bi mu wax yent yàlla Musaa alayhi salaam bi picc bi cofee ci géej gi daa ñëw rek cof tuuti rek daw mu ne ko gis nga picc bi li mu cof ni suñu boole woon sama xam-xam ak yow sa bos ak xam-xamu mboolem mbindeef yi du tollu buñ ko comparé ak xam-xamu yàlla lu dul li picc bi cof ci géej gi maanaam daanaka du dara ak géej gi ni maanaam c'est-à-dire que nit ki jeex ci borom subhanahu wa ta'ala loolu bokk na ci li muy comprendre mooy ne moom ndekete xamul dara voilà ndekete xamul dara voilà sentiment boobu léeg-léeg mën na dal nit fu duggee ci milieu boo xamante ne mu am benn domaine bu ñuy développer quoi benn domaine bu ñuy développer boo xam ne mu mus ko imaginer mu jékki-jékki dugg ci gaa yi di ci wax quoi ba pare gaa yi di ci développer maanaam léegi yëg gi muy yëg ne moom il a du retard en fait dafa war a rattraper lu bare et que ampleur ignorance am daf koy commencer réaliser loolu dina di dal ñenn nit ñi mais ba tey am maanaam li ma bëgg a wax mooy nit ki lu muy gën di dem di gën di découvrir ay domaines xam-xam di gën di découvrir réalité yi nga xam ne ñoom ñooy haqa'iqul rabbaniyya yi mooy réalité seigneuriale yi di gën di dugg ci domaine boobu di gën di sóobu ci xam-xam d'ailleurs domaine xam-xam bu mën doon mu ci gën di sóobu à un moment donné day jékki-jékki mel ni comme si dañ ko dóor benn marteau ko wax ci bopp bi mu am benn genre faiblesse bu rëy bu mu yëg ne moom man est-ce que moom il est capable même d'acquérir cette science-là c'est-à-dire que moom day commencer sax di douter est-ce que moom finalement est-ce que du bàyyi quoi parce que est-ce que moom mën na dajale xam-xam bi yépp est-ce que mën na ko dajale te yii nii mooy rek xam-xamu zahir yi waxuma la yi nga xam ne xam-xamu baatin nii la moo tax mu ne kon fa ataahu buur ya moo tax malaaka yi ñu comprendre que ni ndekete ñoom xamuñu fa ataahu mu jox ko borom subhaanahu wa ta'ala jox maam Adama ilmal asmaa'i tur xam-xam al ilahiyyati buur yàlla yëpp xam-xam yi yàlla yëpp borom subhaanahu wa ta'ala xamal ko moo tax tey buñ ne maam Adama dañ ko jàngal tur yëpp tegtalewul ne dañ ne ko par exemple lii chaise la tudd lii ordinateur la tudd lii kër la tudd lii garab la tudd maanaam loolu dëgg la am na ci mais loolu ba mu ko xamee ba pare daa xamaale réalité yi nga xamante ne ñoom ñoo régir mbir yooya ak tur yàlla yi nga xam ne moom la mbir yooya taxawee maanaam loolu mu ne kon boroom subhaanahu wa ta'aala xamul ko tur yàlla yëpp allati yi nga xamante ne lam tusabbihu yoo xam ne sàbbaale wu musu ko sàbbaale al malaa'ikatu malaaka yi bihaa ci ñoom wala qaddasatu te musu ko gisee ak cell teem boroom subhaanahu wa ta'aala maanaam malaaka yi dafa am ñoom dañ ni wa nahnu nusabbihu laka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka xam nga loolu la ko waxoon loolu la malaaka yi waxoon ne nan ngay mën a defee ci kaw suuf si xalifa alors que ñun ñi ngi fi te ñun dañ lay sàbbal daa imat ba pare ñi ngi seede ci sàbbal gi ñu lay sàbbal di la ci ak di la sant ñi ngi seede ci ne takkoo sax lu ñu lay dindi ci wàññeeku amoo ko et que ces tours yi ñuy jëfandikoo di la sàbbal ñi ngi fi mën nañ ko def mais borom subhaanahu wa ta'aala bi mu xamalee maam Adama tur yëpp maanaam daf ci bari woon ay tur yoo xam ne maanaam daanaka bu jeex yoo xamante ne malaaka yi xamuñu ko woon te musuñu ci sabbal yàlla mu ne waaye nag waxadan ëllëg yahmaduhu dana ko sant rasulullahi ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam yenente bi saasam dana ko sant bi mahamidin ci ay xeeti cant yoo xam ne laa ya'lamuha xamu ko al'aana tey yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo ko wax nee na bu demee jour yawmal qiyaamati dina dem sant sujjóot ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala nee na yàlla dana ko fa inspiré dana ko fa yenkewal ay xeeti sant yàlla yoo xam ne nii xamu ko waaw
partie boobu xam naa dañuy bàyyi ba jotaay bii di ñëw incha allah ba jotaay bii di ñëw incha allah ñu dellu si wàcc incha allah kon ñoom foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin